asalaamaaleykum yéen suñu mbokk journalistes yi waaw dañ leen di jaajëfal yéen ñëpp ci seen taxawaay ci seen présence waaw di rafetlu seen teewaay daal tey nag li ñu fi daje lenn la rek waaw waxtaan ci mbirum hôpital Aristide Le Dantec nga xam ne mooy suñu outil de travail gis nañ ne hôpital bi toll na maanaam ci ay jafe-jafe yoo xam ne buñ ci jógul bâtiment yi sax mën na mujjee daanu ci kaw malade yeeg personnel moo tax ñuy artu nguur gi encore une fois di ko xamal ne moment bi ñu toll faaw mu taxaw ci hôpital Dantec waaw rawatina depuis 2005 amoon nañ ci un projet d'établissement maanaam amoon nañ ci maquette boo xam ne dañ ko defaroon jox ko état bi pour ñu war a mën a tabaxaat hôpital biñ ko ko joxee mu ne coût bi dafa bari ñu toog waxtaanaat ba wàññi coût bi waaw donc defe naa ne kooku bu ñu demee ba wàññi coût bi moom moo ci des waaw depuis 2005 la woon waaw te gis nañ ne président mi ngi tabax ay hôpitaux waaw boo demee Matam Kédougou mi ngi tabax ay hôpitaux waaw ñun nag xam nañ politique am waaw moom day politique lay def politique politicienne waaw parce que hôpital Dantec bu ko ñoroon je pense que tabaxaat nañ ko bu yàgg waaw te nag dafa jot ñu tabaxaat ko waaw il est l'heure parce que ñëpp gis nañ bâtiment yi ni mu mel waaw je pense que après sax bu leen neexee mën nañ leen yóbbu ngeen def visite bu ko defee ngeen xool l'état des lieux xool fi bâtiment yi toll waaw toll na ci stade boo xam ne ñun ñuy faj sax dañuy ragal waaw dañuy ruus ba pare ragal waaw hôpital bu mel ne Aristide Le Dantec nga xam ne royukaay la waaw ci ñi fi jaar ci wàllu xam-xam maanaam école la waaw je pense que hôpital bu mel nii waruñu ko mën a seetaan muy suux moo tax ñun ñu fas yéene jóg wax ak état bi bu ko defee mu jublu ci hôpital bi waaw dafa jot nag ñu tabaxaat ko waaw parce que moom gis nañ ne mi ngi tabax yeneen hôpitaux mais Dantec waru cee jiitu Dantec nga xam ne ñi gën a ñàkk fii la ñuy fajoo fii rek lañu yaakaaruñu feneen amuñu feneen fii rek lañu yaakaaruñu feneen donc je pense que ñooñu état bi daf leen war a bàyyi xel xam ne ñooñu moom moo leen mën a dimbali ñu mën a faju waaw moo tax ñu ngi koy ñaaxaat ñu ngi ñaaxaat le président de la république mu gëstu hôpital Dantec dafa jot 2005 ba léegi la ñu taxawal suñu projet d'établissement 2005 ba ça fait 14 ans ñu ciy topp di daw il a fallu que mënd mi ñëw mu génne 1000 milliards donc xaalis bi mi ngi fi woon bu corona ñëwuloon du génnee 1000 milliards kon donc xaalis mi ngi fi woon lu tax mënul defar Dantec lu tax mënul defar suñu hôpital bi nga xam ne référence la ñi nga xam ne baadoo la yëpp ñu yàlla ngeen baal ma ci terme ñi nga xam ne dañoo ñàkk ñëpp fii la ñuy fajoo feebar bi ñëw rek mu génne 1000 milliards am 1000 milliards yi mënu ci woon defar hôpital mënoon na ci defar hôpital bu ko hôpital ñoree war na ko mën a defar dafa jot nag mu defar Dantec waaw moment bii ñuy wax ak yéen gis ngeen hôpital bi ni mu mel dara yënguwul directeur bi fi nekk d'accord mi ngi def ay jéego mais mënu ko tabaxaat état bi rek ko mën a tabaxaat hôpital ñun amuñu moyen yu ñu ko mën a tabaxee waaw jéem nañ ba sonn nag ñu ngi nii suñu travaux yëpp taxaw na parce que amatuñu xaalis waaw donc nag dafa jot mu gëstu hôpital Dantec parce que école la ni ma lañ ko waxee royukaay la comme ni ma leen ko waxee rek hôpital Dantec bu ñu fàtte ne ñu ñàkk rek fi ñëw waaw hôpital bi bu ñu ñàkk rek fi ñëw donc bu ñu ko tëjee wala mu daanu ñoom ñi rek ñooy ñàkk waaw parce que li la moo tax mënuñu ko defar parce que ñoom duñ fi fajoo seeni doom duñ fi fajoo seeni mbokk duñ fa kenn du fi fajoo ñoom ku feebar da ngay jël avion dem sa yoon waaw
ba loolu rek ñoom ñoo fii ñëw waaw donc dafa jot ñu defar hôpital boobu voilà dafa jot ñu tabaxaat dafa jot voilà et puis ñëpp xam nañ ne subvention bi ñuy jox jaruñu ñu dara hôpital bu mel ni hôpital Aristide Le Dantec nga koy jox yenn subvention yoo xam ne lan la ñu jariñ subvention bi jaruñu ñu dara jamono jii daal fi ñu toll mooy nañu jox na yokk subvention boobu boo xam ne temps yi joxoon nañ fi 500 millions. 500 millions la ñu jox le ministère de la santé 500 millions dañu am 503 millions couverture médicale universelle. lan nga ma dimbale lan la ñu état bi dimbalewuñu dara fu ñu jox 500 millions amee ñu 503 millions loo ñu dimbale lan la ñu dimbale na ko wax dimbalewuñu dara dañoo seetaan hôpital Dantec mu suux waaw xaw ma nag lan moo ci seen intérêt mais ñun on va pas duñ ko nangu du ñu nangu hôpital bi di suux bâtiment yi di daanu suñu kaw il faut mu leer ñu dégg ko mu ñu xam ne jaral nañu lu ne nous sommes prêts waaw à descendre sur le terrain voilà 500 millions lan la ñuy jariñ moo tax ñi ngi laaj ñi ngi interpeller encore le président de la République mu jox ñu subvention bu doy des milliards yoo xam ne en attendant mu régler problème reconstruction hôpital tabaxaat hôpital parce que dafa jot loolu nag mooy véritable solution bu ñu bëggee hôpital Dantec retrouver na mu meloon delluwaat ca na mu meloon doon royukaay ci Sénégal solution bi mooy tabaxaat ko rek mooy solution bi amul benn solution mais en attendant ñu koy tabaxaat ñu ngi koy ñaan mu jàppale ñu waaw subvention bi jox ñu subvention bu doy ay milliards yoo xam ne dañ koy téye en attendant àggali suñuy chantier en attendant mu tabaxaat hôpital bi tey hôpital bi tabaxaat ko jafewul l'argent est là wax naa leen ko il a sorti 1000 milliards du feebar bi ñëwee donc c'est possible l'argent est là bu ñu ñëwee ci wàllu fonctionnement nag bu ñu ko waxee maanaam malade yi nan la ñuy fajoo waaw malade yi bu ñu ñëwee fii di faju ñun benn scanner la ñu am waaw benn scanner rek la ñu am scanner boo xam ne saa su ne day paan waaw malade yi dañuy obligé dem yeneen hôpitaux yi dafa def scanner ci hôpital bu mel ne Aristide Le Dantec loolu yenu na maanaam ci hôpital boo xam ne dafa nekk ci capital ci biir capital bi la nekk benn scanner la am parce que lan la ñoom bu ñu feebaree duñ fi fajoo c'est très simple waaw bu ñu fi feebaree duñ fi fajoo hôpital boo xam ne institut Curie ñëpp gis nañ ko gis nañ njariñam ci faj cancer surtout ci wàllu jigéen ñi mais mammographie sax amuñu ko hôpital Dantec sax amul mammographie mais loolu dafa ñaaw hôpital bu doy na Aristide Le Dantec amul mammographie loolu dafa ñaaw loolu gàcce la ci état bi loolu dafa ruslu voilà dafa ruslu dafa ñaaw voilà et puis ñëpp gis nañ ne ñun suñu xaalis ci mbedd mi rek lay def waaw ñun suñuy recette liñ ci mbedd mi lu tax ma ne la liñ ci mbedd mi dañuy gis malade bu ñëw war a def ay analyse bu ñëwee analyse yi ñu ne ko amuñu ko ñun amuñu analyse ay analyse yoo xam ne c'est très yoo xam ne c'est objectif maanaam docteur daf ko soxla quoi waaw ay diagnostic yoo xam ne urgence la ñu koy soxla dañuy obligé dem ay bio yeneen laboratoire yi di ko fa def ci hôpital bi bu mel ni day ne ab Aristide Le Dantec vous croyez que ça loolu yenu na maana est-ce que loolu yenu maanaa ci état bu sérieux boo xam ne yow askan bee la ñoom askan bi nga xam ne ñoom c'est maanaam ñoo gën a néew doole ci Sénégal ñooñu bu leen état bi dimbalu kan moo leen di dimbali mais ñooñu hôpital Dantec rek la ñuy fajowuñu feneen parce que ñun ñoo yor tarif yoo xam ne au Sénégal kenn yoru ko ñun social la ñuy def hôpital bi def social nag da nga ko war a dimbali jàppale ko yokk subvention parce que ñun yemuñoo yeneen hôpitaux yi allez dem leen yeneen hôpitaux yi ngeen ne da ngeen di faju def analyse ngeen xool ñaata lañ leen di taxé allez-y faire dem leen ngeen xool Dantec rek moo fi def ay tarif yoo xam ne benn hôpital du ko fi def donc hôpital bu mel noonu boo ko amee da nga ko war a jàppale
boo ko jàppale askan bi nga jàppale askan bi nga xam ne seen loxo jotul ginnaaw waaw te loolu mooy liggéeyam mooy rôle am waaw. bu ñu ñëwee ci wàllu prestataire yi moom day loo xam ne maanaam daf ñoo ñor daal waaw daf ñoo ñor parce que prestataires yi da ngay gis ñoo xam ne dañ fi def 15 ans ñii 20 ans nekk fi di prestataire tu xam ngeen lan mooy prestataire moo koo xam ne hôpital jëlu ko waaw day ñëw rek def ay service am dem yoonam hôpital am lu mu koy jox waaw amul benn statut amul comprendre donc ku mel noonu mu nekk ci bërëb pendant 10 ans 15 ans kenn jëlu ko muy dem ak a ñëw te nag liggéey bi yëpp ñoom la waaw liggéey bi yëpp ñoom la ñu nekk fi pendant 15 ans 10 ans jëluñu leen moo tax ñuy ñaan état bi encore une fois bu bëggee jàppale hôpital Aristide Le Dantec bëgg ko dimbali na xool prestataires yi nga xam ne ils sont diplômés mu recruter leen dans la fonction publique te mën ñu nekk loolu rek lañ koy ñaan prestataires yi nga xam ne ils ont leur diplôme nañu ci dimbali mu xool nu leen di recruter dans la fonction publique bu ko defee li nga xam ne moo fi nekk des ñun mën nañ ko négocier ak le directeur bu ko defee da ngay wàññi masse salariale bi li muy fay sax bu boobaa day wàññeeku parce que 543 prestataires boo ko bëggee fay bëgg ci boole le personnel non étatique bëgg ci boole prime yi bu yàggee hôpital bi day tëj masse salariale am du ko attan te nag